jërëjëf loolu day kaddu yu am solo yoo xam ñu ko nangoo ci imam Dame Ndiaye Bamba Ndiaye di koo xam ne moom it xarit la ci El Hadji Sidi Lamine Niass ñëpp xam nañu relation bi nga xam doxoon na ci seen diggante yéen ñaar ni ma koy waxee sànq rek dëgg la ñun ñàkk nañu waaye yow it ñàkk nga parce que waxtu wu ñu mosaan a toog ci ak Sidi Lamine Niass daf ñu doon wax ci yow lu bari relation bi nga xam doxoon na ci seen diggante yéen ñaar mënees na koy méngale cere ak soow maanaam bokk naan la woon ak bokk tuur tey ji ñàkk nañu kon mënuñu def lu may jaale la li nga xam ni moom la ñu bokk imam aouzu billahi min alsheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala rasulihi alkarim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sëñ Omar Ba ñu ngi la koy jaale yu itam di ko jaale adduna bi yëpp ndax si di nit la koo xam ne dimension universelle la amoon man nag ku ko xam laa ku ko jege woon laa ndax CM1 lañ bokkandoo classe booba maag moom kenn amu ci 15 ans fii ci rue Rafanel angle Escarfet école Abdoulaye Niass defandoo CM2 defandoo concours d'entrée au collège franco-arabe Oumar Soumburu mii fi toog léegi jóge fi suñu mag la woon admis au collège defandoo un congrès historique pour la première fois ay arabisants taxaw nguur jëm nii ñu jëm nii mu jaaxaloon sax booba waa adduna ba ñu dañu wër ba ñu gisee dañoo waaru ndax at yi nu amoon booba amagun 20 ans ak moom kenn amagu ci 20 ans Senghor mber ca ba mbir mi jaaxal ko alors sanctionné ñu promotion bon bokkoon di 27 personnes ñëpp dem Tunisie ba mu des ñun ñaar ñu téye sunu ay passeport ba nit ña demee Tunisie ba ñëw ñun foogoon na ne sax bokkatuñu ñu affecté ñu boole ñu seen ñu affecté ñu war a jàngale ji arab mais foofu aussi ñu sanctionné ñu moom ñu yóbbu ko Kédougou booba région bi Sénégal oriental la tuddoon man ñu yóbbu ma Koukandé booba région ba Casamance la tuddoon département booba Vélingara sax nekkagul département Kolda mooy département bi alors donc foofu leen jaar mu mujj jàngi Caire man ma jàngi université bu Dakar mais terewul musuñoo réeroo ci dara muy nag ko xam ne yàlla daf ko may am na ku ko wax léegi waaye yàlla may na ko te dimension bu kawe la am ci wàllu yàlla loolu xam naa ko bu baax parce que ñu ku ko xam jege ko xam ne jaamukatu yàlla la woon contrairement xëy na bu génnee ak fugg bi mu yore mais presque jaamu yàlla ku nekk ku ko jege da nga xam loolu ci moom ci loolu nag la ko yàlla bàyyee lu baree bari mën naa ne sax comme ni ko oustaz daan waxee léegi xëy na dundam boo doon xayma at yi mën nga ne bari na bariwul waaye réaliser na presque li mu bëggoon a def li ci ëpp parce que am na ku ko tudd léegi téere waay juram nga xam ne lu mu fonkoon la fexe na ba def compilation bi def reliure bi boppam bi mu demee y'a moins de 2 ans de cela daf ma woo un jour mais man daal dama bëggoon a def bind benn téere ci sama bopp sama jaar-jaar mais sama jaar-jaar du rek jaar-jaaru Sidi Lamine c'est pas important mais jaar-jaaru bépp arabisant parce que li ma dund moom la arabisant yëpp dund alors ñu toogaat 3 jours après mu woo ma ne ma man daal je laisse tomber je vois que c'est pas pertinent ma ne ko ëpp naa def mu ne ma ma ne ko ëpp naa def parce que yow ma ne ko man xëy na suñu relation ni mu demee tax na même bu may dox ci mbot di ma dañ may interpeller sa xarit bi lii mu wax sa xarit bi lii mu def ma ne ko man je te comprends parce que xam naa la mais xam naa ne say action du ñëpp ko mën a comprendre il est bon yow mi ko jëf nga bind bàyyi fi ëllëg a tax mu ne ma tu m'as convaincu kon danaa ko def mu bind ko ci arabe man mii maa ko traduire ci français yàlla daf ko may ngëm yàlla ak xam yàlla ñaar yooyu jafe la xam yàlla gëm ko ñi naan dafa ñemeek dafa kéeg yooyu yëpp nekkul ci moom dafa xam yàlla ba pare gëm ko ragalut ku dul yàlla yaakaarul ku dul yàlla xam nga ñaar yooyu boo ko boolee da ngay jaaxal nit ñi parce que nit ñi dañuy foog ne léeg-léeg sa wërsëg wala sa lenn ci kenn doon départ moom xam na ne dépendul ci kenn loolu xam na ko ragalut kenn parce que xam na ne ku dul yàlla mënuloo ko dara loolu ngëm yàlla la donc ñaari dimension yooyu dafa nekk ci moom dafa am bi may dugg léegi ab rajo bu ma interpellé na ma dimension religieuse am lañ bëgg nga waxtaanal ñu waaye loolu nag xaw ma ko ndax boo ne religion mooy relation diggante nit ak yàlla kooku mook yàlla rek ko xam mais xëy na yiy fees rek ngay xam genn góor gu baax goo xam ne nitu yàlla la woon di mag
lool parce que jàngal na Abdou Diouf yàlla def mu nekkoon sama xarit lool yàlla sunu borom moom na ko ci at yi daf ma woo lu jiitu muy faatu góor googu ne ma xam nga Sidi Lamine ne ma xam naa ne sax Sidi Lamine sa xarit la ma ne ko dëgg la mu ne ma nitu yàlla bu réengoo ma ne ko mu ne waaw mu ne ma lii ma lay wax duy caaxaande te damaa bëgg nga yóbbu ma ca moom ma ne ko mu ne ma nitu yàlla la mu ne ma biig boobu on était en 2011 ci bii dëkk bi jaxee lool ñuy waaj jëm élection mu ne ma biig dama tëdd ba guddi gis Sénégal lépp di tàkk mu ne ma nit ñëpp tiit génn ñëpp nekk ci biti ku nekk yaa ngi tiit di taal sa bopp mu ne mu gis mu ne ñu toog ba mu yàgg ñu gis benn waay bu sol mbubb bu weex naawee ca kaw rek dikk ni cëpp ba mu dalee rek mu ne lépp giim fay mu ne ñëpp ni ko kii kan la mu ne mbooloo mi ni Sidi Lamine Niass góor gi keroog daf ma obligé ba mu woo ko ci téléphone parce que góor gi mu wax ak moom góor gi ay fan la ca teg mu faatu yàlla na ko yàlla yërëm donc dama ne nitu yàlla moom nit mënu cee wax parce que yàlla rek xam yaa ak nit ki waaye ay mbir yoo xam ne yu fës la xamal nañ ko jaamu yàlla yéen xam ngeen ko daan añi daanaka bureau bii lay toog man liggéey nañ fi lu bari fii lay yendu li ci ëpp day woor bu wooree bu jullee ba pare bu toogee ma ngay jàng alquran foo ko fekk mi ngi yor téere alquranam di ko jàng li ci ëpp li muy nekk fii day woor kon nag ku mel noonu ba pare xam yàlla jàng di wax ne nitu yàlla la daanaka wax ju yàqu la maa ngi jàpp ne léeg-léeg sax nit ñi jaaxle luy def ni dama ne leen Sénégal bu ko kenn askane Senghor wala Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade wala Macky Sall mii fi ne wala démocratie mi yëpp Sénégal yàllaa ko téyel boppam te yàlla lépp sax la téyel boppam damay wax léegi nit ñi ne nañu dellu ci yàlla wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum yàlla subhanahu wa taala ci xereñam la dogale ne ñun ñëpp ay outils la Sidi Lamine outil yu sunu borom la woon moo ko yabal préparé ko liggéeyloo ko alhamdulilah def na ko ni mu gën a rafet gëm naa ne liggéey boobu sunu borom dana wutaat beneen outil parce que moom innama amruhu iza arada shay'an an yaqula kun fayakun mu taxawaat ko li ma yaag boo doon seetlu Sidi Lamine da nga naan lim projet bi yëpp presque réalisé na ko benn de la ragal ne dese woon na ko xam naa xëy na waa këram ak may déglu gëm naa ne xëy na ñoom secret boobu egg na ci ñoom nee na ma bés damaa créé Walfadjri 2011 bi ñuy coow ñu naan kii nañ dañuy mu ne ma fajar yi ak boppam am na ku ko wax léegi Sidi mbiram du mbiru doomu aadama kese yàlla daf ci dugal loxom ku xamoon xàmmee loolu parce que bu doon mbiru nit rek taxaw na bu yàgg wala mu daanu waaye sunu borom moo ci dugaloon loxo sunu borom moomu nag bu la liggéeyloo jàppale la keroog ba nga wuutoo la fay gën a nekkal jërë ngeen jëf ñu ngi koy jaal ñëpp di ko jaal al ummal islami di ko jaal adduna bi parce que Sidi joxe na oustaz Dame wax na rek question yu mu réglé mais Sidi question yu bari la réglé xool Walfadjri doo xammee catholique ak jullit te Sidi da nga boo koy xool da nga naan c'est un extrémiste da nga naan kii de ku dul rab jullit boo ko jegee sax mu rey la waaye xoolal ni mu ni mu leen di uufee ak ni mu leen di responsabiliser maanaam xàmmeewu ci kii loolu dimension la boo xam ne bu kawe la du ñëpp ko man te loolu lépp xàmmee moo koy may xàmmee googu la ko yàlla teel a bay kon yàlla na ko yàlla teeru ca teeru yi di gën a rafet am nañ yaakaar ci moom bu baax a baax a baax parce que ba muy ndaw la ñu ko xam presque à l'âge de 14 ans
musuma koo gis mu wàcc yoon wi ba ñu nekkee élève lañ créé maak moom fikratu taalib booba ñu ngi koy binde loxo dem ca chrétien aussi li ma lay wax ni ca centre Lebré lañ daan dem ñu di ñu ko tiireel rénéotypé booba on était de tout petits élèves alors nga gis ne tey jii xam naa ne bu doon bind téere la yow mën ngaa bind c'est sûr c'est sûr moo tax xam naa ne ku la joxoon micro mën ngaa yënd suba ba ngoon jot dëgg la loolu dëgg la xam nañ ko baax parce que booy wax rek da ngay sentir non dëgg la mooy wax kon oustaz ñu ngi lay sant la gërëm di rafetlu bu baax baax kàddu yi nga xam yëkkati nga ko jëmale ko ci sa xarit wax naa ko sànq sa diggante ak El Hadji Sidy Lamine Niass cere ak soow la bokk naan bokk tuur parce que ñun ñi nga xam ne ay liggéeykat lañ nekk ci kër gi seede nañu ko ñu ngi fi aussi si sa wet El Hadji Bécaye Mbaye di koo xam ne nii yaakaar naa ne tey jii bu ñu demee sax bay def tey journalu wolof ñun bokk nañ si ñi nga xam ne moom ñu inspiré parce que jamono ji nekk école bu ma saana jàpp Walfadjri di dégg ñoom Bécaye Mbaye ñoom El Hadji Assane Gueye ñoom seet kon cela veut dire que c'est jaar-jaar ci Walfadjri loolu dafa doon loo xam ne wax dëgg yàlla kenn ëmpali wu ko xibaar bi nag tiis na métti na ñu ngi la koy jaale bu baax a baax. jërëjëf Omar. maa ngi lay jaale waa kër gi yëpp. di sant yàlla di julli ci yonent bi di nuyu ci plateau bi yëpp di ci jiital nag sama sëriñ Kunta Sidi Maxtaar maa ngi lay ziar bu baax di kii buñ fi ñëwoon ñun ñëpp te fekk na ko fi dina jaaxal li dafa am ay kilifa yoo xamante ni Sidi dama ko daan tooñ sax Anta Mbaye ak Niass kii ko yow ñii rek ngay invité boo amee émission daal Bamba Ndiaye Iyane Thiam sëñ Moustapha Cissé amoon na beneen 4e baaxoo na di leen woo yu bari ci waxtaanu diine ak jamono heureusement bi muy toog dama ni sànq registre bi dama dimbali Papes Diaw toogandoo ak man ndax kii benn jour bi ñoo fi ñëwandoo bi ma ñëwee dama ko fekk ci salle de rédaction salle d'attente mi mu toog Adama Kande toog ak ku ñuy wax Dem Mohamed Dem bu ma juumul toog Birahim fi la nu fekk ay anecdote laay wax ci Sidi parce que dañuy wax gëm yàlla man ci wàllu woowu laa bëgg a wax Sidi Lamine dañoo ànd màkk xam naa dinaa koy nette lu bari sax mais nit ñi duñ jàpp man fi may waxe bi ñu jógee Médine juróom-ñetti fan lañ def Médine ñu jóg dem màkka bi ñuy dem màkka guddi la ñuy daw te souvent chauffeurs yi nga xamee ni ñooy daw màkka du ñu dëkk Arabie Saoudite ay Égypte lañ jógee yooyu tam ñu réer ñu nekk ci oto bi ba ci yàgg waa ji mel ni koy jayoxu man nelawuma Sidi mi ngi nelaw sama kor maa ngi moom ñoo toog nii ma ne driver Sidi ni yow ni ma lan la ma ne ko waay Sidi waa ji mi ngi jayoxu oto car baa ngi di mu ne ma bàyyi ko bu ko wax dara bàyyi ko mu saaraan ñu dee dem àjjana ma ne ko ban dee dem àjjana man deewuma léegi de te car bi ñi ci nekk ñëpp Sidi leen jur wala jarbaatam maa ko rax man rek maa ko rax ñi ci des ñëpp ay soxnaam lan lu mu am ci doom yaa ngi ci kaar bi lu mu am ci soxna yaa ngi ci kaar bi jarbaatam bu mu am mi ngi ci kaar bi rakkam bu jigéen bi nekk Paris Salma la tudd moo joom mi ngi ci kaar bi mu nangu ñooñu ñëpp dee mu ne dañuy dem àjjana ma ne ko lu tax mu ne ma armal nanu jóge doonu Médine armal nanu jaar nanu xaw ma fi ñuy armale léegi bu ñu deewee xanaa xam ne bu ñuy dee di dem àjjana ma ne ko Sidi man demaguma léegi bàyyi ma yegg ñaanalaate mu continuer waat ak nelaw dama wax ci ngëm yàlla bi ci des maa ko man la ak moom yi may wax yëpp man du ma wax dara loo xam ne te ni moom ak keneen man la ak moom Cheikhu Charifu daf fi ñëw mu doon coow ñu naw ko lool bind ko ci presse fu ne ñu wax ko ma xëy fajar war a def journal bref 6 heures ak journal 8 heures ma gis ci revue de presse bi journal bu ñuy wax info 7 bu ma juum la Birahim Sidi Lamine ñu interviewé Sidi Lamine mu ne c'est le diable xaw ma lan ni mu ko waxee ma tiim livre bi ma tiim journal bi nii war a def revue de presse ma ngi xool nan laay waxee diable par rapport ñun li ñu koy tàmm di waxe li ma koy wax Sidi Lamine wàccee ci kër gi di dugg bëgg maa romb bi ma gis seenee may xool jour presse bi mu ñëw ne ma loon bind ma ne ko yow mii leen fi bind yaa ne xaw ma lan jaabal kan
jaabul mooy lan mu ne ma njuuma la ma ne ko da nga bëgg xale bi jàngul mu ne ma jàngul dara foo dëkk ma ne ko Ndakaar mu ne ma non foo dëkk ma ne ko Njaasaan mu ne ma boo demee Njaasaan léegi kunte yi woon la ko dàq jàng foofu gën koo doon xale boo demee léegi Kër Baay gis ko boo demee Touba gis ko boo demee Tivaouane gis ko tey jii ñu bëgg noo jaaxal si ngone su ndaw su fi ñëw ban demee Ibamar di def ci reportage bi ñun rek lañ doon yuuxoo ndax kenn nangul woon Sidi Lamine war a bañ taxaw Sénégal képp ànd ci benn affaire moom mu taxaw ne te souvent loolu mooy Sidi Lamine Niass ma xool ngëm-ngëm googu ñu dem ba daaw ñu xëy ñu ne nu am na benn doomu Sénégal bu doon def concours jàng alxuraan moo jël pay ma ni Sidi Lamine yaay noonu ma dem ci télé bi man leen Sidi Lamine la mënu waxoon en 98 la xaw ma 99 mi ngi nii tey yay nanu doomu Sénégal dem na def ci concours gagné ndax l'islam Sidi dama bari ak moom ay anecdote yoo xam ne man ak moom dañ koo dund man ak moom rek ndaxte dañoo àndoon Makka mu doonoon nit koo xamante ni fonk nu nag fonk nu kuy journaliste rek xam nga nan la Sidi Lamine Niass jàppe boo waxee say njaaxum état wala justice wala kenn war la porter plainte yow waxatoo ko Sidi ko wax yow moom demal taxaw na le Sidi mooy ñëw mooy dem ci juge bi mooy dem fépp bu dee lu nu war a waxtaane la moo koy waxtaane du la amee àq parce que man bi ma fii ñëw ma fi jàppewu ma woon sama bopp un journaliste bi ma fii ñëw damaa jàppe sama bopp koy jàng si mais mu téye ma fi dem ba naw ma di wax ci man ay garaat yoo xamante ne ni ak bëgg liggéey ak lu ne Sidi Lamine di ko wax ci man moo ma jëkk yóbbu Màkka ma gis ko it taxawaay ba nu amoon Màkka ma gis taxawaay ba mu fa am ci ngëm ci nangoo liggéey fu ne féetale nañ ko fa tey jii ñu ne opposant la bu subaa ñu ne pouvoir bi la àndal foo gis ku mel noonu rek daa jub ñun ay journaliste boo reporté ñu ne diw nga faral beneen ñu ne diw nga faral kon faraloo kenn Sidi Lamine Sénégal la faraloon Sénégal la bëggoon bëggul ku néewal doole Sénégal bëggul ku laal diine gi yàlla nag moom alaaxira yàlla moom ajjana yàlla na ko yàlla xare ajjana te fii ñi fi nar a ñëw bari nanu këru presse bi léegi dañ ko wax am na ku wax léegi boo génnee ñi Sidi Lamine Niass ñi jaar ci moom wala ñu mu formé nga génne leen ci presse bi léegi presse bi vide ku mel ni moom ci presse amul fenn ci moom rek laa ko gisee patron de presse comme Sidi Lamine Niass ci moom rek laa ko gisee li may wax rek c'est sous le contrôle de Papis Diaw ndaxte man ak moom ñoo fi nekkoon benn jour ñoo ko duggandoo fii ci biir kër gi mais te xamoon nanu naka la Sidi Lamine Niass meloon ak ñun dañuy wax ngént Sidi Lamine Niass ngént na fi takk na fiy jabar yóbbu na fiy Màkka ñaata nit la yóbbu Màkka li Sidi Lamine Niass yóbbu Màkka ci ay employé am amul benn këru presse bu ko def il est le seul boo xam ne moo ko def Omar na nga ma baal parce que li nga wax Bamba moo ma daal mën naa fee wax fii bu suba ci Sidi Lamine Niass maa ngi leen di jaale Sénégal yëpp nag jaale naa ñëpp yàlla na ko yàlla xare ajal jërëjëf wax ji am na solo laataa ñoo ñëw ci Papis da ñuy may rek ñu dem gisee jël Aliou Tine parce que ndax dëgg yàlla yàgg na ci ligne bi trop sëñ Aliou maa ngi lay ziar bu baax a baax jërëjëf di jégalu ci liñ la téye ci ligne bi waaw ñu ngi commencé di leen ko jaale yéen groupe Walfadjri yëpp ak journaliste Walfadjri ko jaale ñi nga xam ne jabatu seen njaboot li nga xam ne moom lañ am nag mooy mbetteel dëgg parce que li ñu ko waxee dañu tiit mbetteel ak tiis ndax li nga xam ne moom la Sidi Lamine représenté ci umma islamique yëpp mu nekk ñàkk boo xam ne ñàkk bu rëy la ñàkk bu metti la mu ne loo xam ne Sidi Lamine daf ko représenté fii ci réew mi amul combat boo xam ne yaa ngi ko mëne sur la question de la démocratie muy droits humains muy droits économiques sociaux et culturels wala néew doole yi ak fu munti am dina ci taxaw wax ci ñàkk ko xam ne xam-xam macha allah moom la am muy xam-xam boo xam ne dafa jëm ak xam-xamu àddina foofu sax la diine ak jamono ñëw boo amee talent rek am gis-gis bu ci ngay génne lu mel noonu peut-être bu paree bu ànd ci ak passion lii dugg débat dugg bind ben du ma koy mujj gis
wax faj ci invité ma muy journal bi ba ma paree sama interview dama yéeg fekk ko si bureau mu di Alioune teg ma mu ngi ànd ak benn passion ci livre boo xam ne moom la doon dire xaw ma jeexal na ko xaw ma jeexalu ko mais ñaan nañ yàlla mu jël bu mu jeexal parce que su mu ko doon waxee ak passion bi te dina tax ma njëkk tey di wax ci livre bi rek boo gisee xam ne nañ ko da nga xam du ko xam-xam bëgg yow nga xam ne moom la ko xam ma ne mu mel ni day am problème ak ligne bi ligne bi xam naa dafa am problème parce que wax ji leerul ñu ngi ko am l'essentiel li am solo wax na ko moom Alioune Tine ci seede yu am solo yooyu li nga xam ne yëkkati na ko daal di koy jëmale ci jëmm joojulee Papis comme ni ko mu mel ni ko déggante bi neexul ak ligne bi waaye li amoon solo rek mooy daanaka wax ji xam nañ ko ay seede la yoo xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci jëmm jooju li nga xam moom moo fi dudd tey Papis yow it comme di ko El Hadji Bécaye Mbaye waxee yow da nga bokk ci pionniers yu Walfadjri yi tey jii ba nga déggee xibaar bi xam naa daf mel ni àdduna moo daanu tey sa kaw. jërëjëf Omar di la jaale mbii nii waaw di wax ne tey jour bu doy waar la ci ñun ak ci Sénégal donc may nuyu ñi fi toog yëpp di masawu sénégalais yëpp di wax ne ñun dañu see bokk mais dañu see boole Sidi moo ñu boole ci Walfadjri dafa am benn affaire boo xamante ne daawuloon am muy pour man dafa nekk révolution parce que à l'époque wax ci rajo c'était un privilège autant nga nekk di exercer profession bi autant nga nekk auditeur wala kuy intervenir donc il fallait nga am yenn âge yenn maturité yi pour am accès à l'outil Sidi moo créé Walfadjri jiital si Mame Less Camara mu def casting am jël ay xale yu tuuti ay 25 ans on avait 25 ans Sidi validé loolu ñun on n'avait pas pris conscience risque bu mu jël ak vision boobu mu amoon pour libéraliser la chose bàyyi ay xale yu ndaw ñu demal seen bopp ak seen fougue ñaari événement ñoo tax ma réaliser combien Sidi a été révolutionnaire ci wàllu boobu benn bi c'était au lendemain des élections Général Cissé ma dem le lendemain pour def ak moom benn invité du journal mu ne ko ministère ma ñëw sonné bureau ubbi mu seen ma mu jóg taxaw mu ne est-ce que c'est moi qui suis trop vieux ou toi qui es trop jeune ndax daf ma xeeb trop ndax xale bu ma nekkoon ñëw di ko war a def invité si biir semaine boobu jibokaan dem si yàlla ñi ma invité ko si benn émission mu ñëw yéeg ne je demande Papis Diaw man ko ma ne mu ne non Papis Diaw laay wax Papis kon Sidi Lamine Niass loolu la njëkk a instauré au Sénégal responsabiliser ay jeunes ay xale comme ñun moo tax ñun mënuñu koo fay dañuy des di ko ñaanal am na leen loo xamante ne xëy na nit ñi wax nañ ko wala dañ ko waxaat parce que je veux pas monopoliser trop la parole man de ci sama xëy na tuuti naa ci trop quoi pour sama xam-xam bu gàtt ak sama tuutiwaay et tout ce serait dommage que li mu bàyyi fii mu bañ a perdurer c'est-à-dire que Walfadjri pour faire plaisir à Sidi je crois que ñi si taxaw ak ñi ko war a mën def nañ ci def seen kéem lay kàttan parce que Sidi Lamine Niass sax dafa dem ba moomatul Walfadjri dafa nekk un patrimoine pour le Sénégal et tant que mu ngi exister toutes les générations ku ñëw doo si war a gis sa bopp continuer je crois que loolu mooy c'est ça qui va faire plaisir à Sidi et loolu moom moo koy accompagner léegi nag mooy à tous les confrères à toute la presse c'est un monument qui est parti nañu ko ñaanal roy si moom ci lu baax lépp lu mu fi bàyyi di delluwaat di jaale njabootam ak ñi fi nekk leen masaw ñi nga xam ñoo des si kër gi mais kër gi moom même boo fi jógee ci nga bokk xam nga ni dina jóge ci kër wala jóge ci dëkk ñu lay laaj foo dëkk nga koy laax mais ñun ñu fi jógee ñëpp koo ci ne Walfadjri foo da ngay am fierté ne man Walfadjri laa jógee ñëw fii loolu nag liggéeyu Sidi la moom moo ko fi instauré yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana jërë ngeen jëf. mu présenté wu. alhamdulilah wa inna ilayhi rajiun maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jaale suñu mbokk mi di Sidi Lamine Niass. man maa ngi tudd Hassan Ndaw Touré du ma wax imam sax. parce que je parle de Sidi Lamine. man bi may xam Sidi Lamine. boobu nekkuma imam.
84 85 ma nekk étudiant université de Dakar. nekk ci association des étudiants musulmans. Walfadjri ñun ñii ñoo ko njëkk. man maa daan yenn Walfadjri. man moom Cheikh Oumar Tall. ñoo ko daan jëlee impri cap. man Sidi éditorial bu mu bind. man mi maa ko corrigé. est-ce que. boobu ñu ngi rue 25. ci étage boobu. amul benn takkusaan. boo xam ne man Abdou Latif Gueye moom ak Omar nekkuñ ci bureau. xale bu jigéen bi wax na ko sànq nee na Sidi dafa jël alalam. dugal ci Walfadjri man xam naa Sidi boobu temps ci ndëstën lay tëdd. suñ jógee takkusaan dem néegam ci ndëstën la ñuy tëdd. man maa doon étudiant bi daan yóbbu Sidi université Dakar guddi ñuy doxee Médina bi université ma dëkkoon 60 PM6 kon Sidi xam naa ko xaw ma ko Bamba Ndiaye laa bëggoon sax mu toog fa mu xam ko parce que sama néeg 60 PM6 bind nañu fi lu bëri ci Sénégal distribué ko sama néeg la commencé Salman Rushdie nangam sangam yooyu yëpp ba bu muy créé Walfadjri muy yónni suma mag Sidi Cheikh Oumar Tall mu ne demal ci Alassane ngeen waxtaan bu fekkee am na benn xalaat dama koy wax sama naan ko da nga def plagiat sama bos parce que l'islam et société diine ak jamono maa bind continue bi ma jox ko moi j'ai pas voulu du journalisme parce que ko bëggoon yàlla day def muy nekk xaritam peut-être xam leen mais Sidi mouvement étudiant bi nekk université Sidi il est pour quelque chose ci loolu ci wàllu xalaat parce que man miy wax ak yow membre fondateur la su ma ko waxee xam nañ ko ñiy xool télévision xam nañ ko université jumaa ji maa ko tracé le 5 septembre 1985 après 17 heures sama mobilette lañ doon jëlee bant yi ci fac de kii di ko fa indi kon Sidi xam naa bu baax li mu liggéey ci mouvement étudiant j'ai de la peine nag pour ñëw ay télé parce que je ne veux pas bugguut sama option la woon pour ñëw ci ay plateau télévision di ci wax la dernière fois moo invité fii sur l'islam et franc-maçonnerie ci laa ko gisee mu ne ma Alassane foo nekk ma ne maa ngi jam ñaaju mu ne ma pourtant yow dama lay romb chaque jour di dem mbunk ci suma kër kon Sidi pour li Papis wax léegi rek boo gisee man ma ñëw pour wax yu mel noonu dama Sidi benn homme transversal c'est-à-dire que Sidi lu nekk def na ko ci boppam bi ñuy génn di dox dañuy génn di dem Impricap di jëli Walfadjri Sidi amul oto bu mu njëkk am 504 bu verte la ñun ñoo ci daan dugg di yenu livre yi di Walfadjri yi dama seet ba sonn pour indi benn exemplaire mais la machine sur laquelle j'écrivais les articles je pense que mu ngi suma magasin ba léegi kon nag ñu ngi koy jaale waa Sénégal yëpp di leen won ne benn nit la boo xam ne foo laal ci Sénégal rek def na ko tey jii suñu sikkim yaa ngi weex ñuy ay imam ku nekk kii mais Sidi nous a formé quand on était à l'université ci combat islamique ci waxtaan lan mooy diine ñeme ba loolu taxaw foofu ci université tey bokk na ci ñi nga xam ne ñun ñi moo ci formé ci la ñu bokk maa ngi leen di gërëm baax di leen sant di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana di baalu ñëpp di baalu ak ñëpp wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din assalamu alaykum amiin amiin wax ji am na solo Papa la ma ñëw si yow dafa am kenn ku ne ci ligne bi Ahmed Saloum Dieng la Ahmed Saloum Dieng ñëpp xam nañ aussi relation bi nga xam ne amoon na ci digganteem ak El Hadji Sidi Lamine Niass sëñ Ahmed maa ngi lay nuyu am leen di fay ñu ngi nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw ñu ngi lay jaale bu baax a baax li ñu bokk waaw ñu ngi koy jaale di ko jaale umma bi di ko jaale Sénégal vraiment tey moom su ko métti askan bi am ko tey ko ndax jëmm ju tedd ju màgg bi fi jógee ñëpp xamoon jàmbaaram ñëpp xamoon bëggam ci xam-xam ñëpp xamoon jéego yi ñu daan def ngir defar tasawuf ñëpp xamoon taxawaayam ci diggante kër gi mu gën a bennoo ñëpp xamoon njàmbaati ci bind la am solo te mbir la moo xam ne néew na arabisant yi ko fonk mooy rawatina arabisant ci biir yooyu mi mooy li nekk ci moom ñu bind ko mandargaal ko ba génération yëpp nañ ci jot yi yamu ci ba fonk bind waaye waajur mu tedd ba bàyyi xalifa ñëpp xamoon ne jàmbaar la woon bindkat la woon borom xam-xam la woon waaye téere mu bind yi ci bëri suñu siit Lamine jël na ko moolaat ko moom moritam tasaare ko ci kër gi ne yëpp bu ñu liggéey blanc di fi ay téere jox la dina bii saa bàyyi ko bind bii maa ko bind di daan aussi di daan défendre cause islamique xam ngeen ni bi Cheikh Ousseyn bi ñëwee nga fooy diine ji moom mooy seul Sénégalais bi jóg dénoncé ko waaye yemul ci dénoncé ko waaye dèjà bind téere ginnaaw gi bind ay téere yu bëree bëri biñ mu léegi rek ci kër ambassadeur bu Palestine ambassadeur bu invité Julaire bind na woon téere boo xam ne tàmbali woon na ko bind di ci waxtaan di ci yaatal
di ci leeral mondialisation yéen taxawaay la ci jullit di war a am ak nu ñu ko war a gisee ak gis-gis yi ñu ko war a orienté mu daan aussi ku daan défendre la cause palestinienne léegi la ma ambassadeur Palestine di woo di ma laaj taxawaay bi kañ nga mën ko dinaa ci jokkoo ak mbokk yi ba xam ko moom it mu xam ne ñoom wàcc nañ seen drapeau ambassade te ren bind bataaxal bu jógee ci Palestine jëm ci famille Seydi Lamine loolu yëpp di wane ni nit la koo xam ne yemul woon ci Sénégal mais dafa amoon dimension internationale man maa ngi fàttali bi ma nekkee Libye daan fa jàng boobu rajo bi amagul télé bi amagul mais journal la woon la amoon mais heure mosa ni daf ci indi seen nombre yu bëri di ko séddale étudiants yi foofu di ñu motiver pour ñu yëngatu suñu gisee ci réew mi bokk ci ñi nga xam ne dañ bokk ci ñi taxaw diine yi taxaw média yi taxaw askan wi taxaw taxawal bi loolu sax moo tax ku mel ne man mi sama am courage taxawal journal bi jox l'événement gis nañu léegi arabisants yi bëri ñu ngi taxaw journal mais loolu yëpp buntu boobu yëpp si leen moo ko ubbi kon nag perte bu rëy ci Sénégal perte bu rëy ci umma bi xam ne ni yaatalam moo taxoon ren bii te xatmul Quran bi ñu doon def foofu ci Walfadjri mu tuddee woon ko jàmbaar bi mag nekk ñun fii ci diwaanu Thiès mu Serigne Saliou Touré nekkal fii defar Serigne Touba trop man mi ñëw naa ci kiraay ba jël fa kaddu ba yëpp di wane ni Quran yaatal la ci diggante ak kër diine yi ndax am nay nijaay am nay mag am nay bàyyam fi métti dund mais su bàyyee lépp nag waxuma dem Touba waaye ñëw ba Thiès foofu koo xam ni léppam da ko jox yàlla léppam mu jox ko dara xel muy téye mu ne nañ ko mandargaale bis bi jël beneen ko xam ne gis na ci moom nekk na foofu liggéey moom muy buggaan ngay tane mu ne leen nekk ko ci man wala léegi dafa organe mooy organe mais mën na ko ci wàllu asina di la botpane bis bi mu ñëw nekk bugg gën a bis bi mooy loolu di wane ne nit ko daan yaatal la ñu ko ubbi ko woon li nga intéressé mooy nit ko daan défendre des causes nobles waaw su ñu mos a woote ci cause bu noble boo xam ne pour arabisants yi la wala pour l'islam la wala pour stabilité démocratie Sénégal kenn daaw ci jiitu si loolu ci kanam vraiment ñu ngi koy jaale umum yëpp di ko jaale ñu tax loolu Kaolack di ko jaale rawatina suñu mbokk daal Oustaz Hady Niass Oustaz Assane Diouf ak mboole seen njaboot bi nga xam ne ne ci Walfadjri ci Dakar ci biir Sénégal bi yëpp ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla sàmmal ko œuvre bi nga xam ne taxawal na ko mu doon mu mafxaral islam wax dëgg daawana alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf loolu day kaddu ay seede yoo xam ñu ngi ko nangoo ci Ahmed Saloum Dieng Ahmed Bachir Kounta di suñu doyen ci métier bi nekk tamit ab kilifa diine moom it boobu léegi mu ngi fi di jégalu baax a baax ci toogaay bu yàgg bi waaye bés bee ko laaj ngeen am relation bu am solo boo xam dafa sax dox sa diggante El Hadji Sidi Lamine Niass kon tey jii boo déggeen El Hadji Sidi Lamine Niass tey jii dëddu na xam naa ne am na lu bari lu metti loo xam ne yënga ko si yaram kon ñu ngi lay jaale li nga xam ne moom la ñu bokk sëñ bi walakum fi l ardi mustaqarun wa mataun ila xiin yàggul di yàlla ñu ko wax nee na diir ngeen fi am ci kaw suuf l'essentiel nag n'est pas de vivre longtemps mais de vivre utilement Sidi Lamine Niass a vécu utilement te la nga xam ni Victor Hugo waxoon na ko dafa ni les grands hommes font leur propre piédestal l'avenir se charge de la statue Sidi Lamine Niass defar na piédestal am ba pare c'est la postérité qui va célébrer son œuvre loolu lu am la moom mu mel na bi maa ñëw benn waay nee na ma Bachir foo jëm ma ni ko maa nga jëm kër Sidi Lamine mun ma suba ba léegi yéen a ngay wax ñaanal leen ko ma ni ko wax am na solo de ndax jaan dafa jëf dafa matt luggukat di wax ba dangar wàcc foofu xanaa dafa mel na foofu wax fay na fa jëf waaw ñu jàpp nit tëj ko ci kaso bu amul bunt amul palanteer amul selluur mu di wax ba génn fa naada fi zulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yàlla nag ni walawla annahu kaana min almusabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yubathun waxu yàlla la yent yàlla Yunus dunu ko tëj ci kaso bu newul ci kaw suuf muy wax di kabati ba génn kon dafa mel na wax am na solo Sidi Lamine Niass combattant l'islam la woon bu yàggu rek wane nag ma ni ka la nga xam ni papa Abdoul Aziz Sy ridwanullah alayhi waxoon na ko magam ja Cheikh Al Khalifa ridwanullah alayhi ni que yaa fi fajal diina ay daanam te ñëpp la war waaye Sidi daal moo doon fajal diina ay daanam waaw ba tax na ku mës a laal diina rek taxaw na ci sa kanam
bu yàggul rek ñëw na bi sunu xalifa bi nelawee jaale si indaale télévision ñu weccente fa wax yoo xam ne wax yu am solo la ndax Sidi Lamine sunu jarbaat la yaayam shérif la di nit ku baax di nit ku yiw di nit ku sell ñu bokk ak moom foofu loolu yëpp ñu fàttali kante que keroog ca Njaasaan mu topp mbokk mu mel na boon Sidi Lamine wàcc na ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu demee ba tuddee Khalid ibnul Walid Sayfullahi am na lu tax Sidi Lamine Niass nag jaasi yàlla la woon waaw ku mu neex ak ku mu naqari mbir yi daal moo di ñaar am na malakal mawtu bu nu ko gisoon dinañu defa moom ñaar ci benn ci ñaar yi ndax malakal mawt yonent yàlla Moussa dóor na ko fi toj bëtam dóor ko dóor yu metti waaw ma ni bu nu daje woon ak moom mu ñëw di jël roo Sidi Lamine daan ko dóor bi si des mooy yonent yàlla Daouda alayhi salaam daf ko doon def corruption sentimentale di ko wax ju neex loolu it dama ni bu janoo woon ak nun dinañu jéem jaar foofu ndax Sidi Lamine Niass toog fi waaye yàlla lu mu def moo gën yàlla lu mu def moo gën waaw lu mu jël moo ko moom ndax lu nekk rek moo ko joxe moom yàlla kon ñàkk nañu ko am solo waaye jullit lañu as-sabr mooy muñ moo doon armu yenant yi waaye am na lu ëpp solo muñ moo di ar-rida ba'da al-qada yàlla dogal nga kontaan ci waaw yàlla dogal nga kontaan ci waaw moom nag amoon na niveau boobu kon ñu ngi koy jaale l'islam bi di ko jaale réew mi te di wax xale yi ni leen exemple la ngi nii ndax l'œuvre de Sidi Lamine Niass occupe d'ores et déjà les arcanes du souvenir et le cosmos de la mémoire. Cette œuvre-là sera une source d'inspiration et d'action pour tous ceux qui voudraient se consacrer à un idéal de grandeur et de générosité. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf mu doon ay kàddu yu am solo ay kàddu yoo xam ne ni wax dëgg yàlla daw na yaram kon ñu ngi lay sant la gërëm bu baax a baax oustaz Bachir Kounta di la ñaan rek yàlla yokk fan wi wéral cër yi yokk tamit xam-xam yi Pape Ndiaye yàgg nga fi yow it ci kër yi nga bokk moo tax fu mu toll nii mënaguma laa jox kàddu gi léegi li ñuy def mooy jox kàddu gi ki nga xam moom moo di Birahim Touré taskatu xibaar la jaar fii ci Walfadjri ni fii ñoom El Hadj Bekay Mbaye jaaree ñoom Omar ñu ngi toog jaar fii ñoom Aïssatou Diop Fall yow yaakaar naa ne fii daanaka mën naa xam ne fii nga tàmbalee nga dégg xibaar bi nga yëg loolu la metti auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di d'abord di nuyu l'islam di jaale nag njaboot gi yëpp su ma wax njaboot gi wax nga ko Walfadjri jaar naa fi sànq Bekay Mbaye mu ngi koy wax Papis tamit mu ngi ko doon wax sànq ñun bu ñu amee fit wala sañ-sañ wala ñu am lu ñu mën a teg ci wàllu presse bi ñu ne Sidi Lamine y a contribué je dirais à 95% ndax bu dee yeneen 5% yi dañ naan yow yaa ko jéem a lijjanti sa bopp mais sànq ñu ngi koy wax da ngay dugg ci presse bi il te met dès le début les pieds à l'étrier ne la jarul ngay nekk di jàng yu dul jeex jarul ngay xaw a tiit tu vas à l'antenne en tant que xale ñu ci bari ci ñun benn ci man Omar ñoo duggandoo ci kër gi Omar ñu ngi ci même jour bi boobu sa jàng sax pareegul def nga sa première année journalisme ñu ne la da ngay dem defi stage d'entreprise nga dem def stage ñëw fii ñu ne la va à l'antenne te yaay def journal wala yaay def brève loo xamante ci jamono personne n'osait le faire ou même penser le faire il nous a inculqué ce don de soi mais également gëm sa bopp bi nit ñi di wax
mu jox ñu gëm suñu bopp ci li ñuy liggéey te bu fekkoon ni demoon na neneen kon tey du mu fi ñëw. J'aurais aimé ou souhaité revenir dans cette maison dans d'autres circonstances. yàlla def li ko soob ndax moo ko moom moo ñu moom ñun ñëpp. yàlla na yéex waaye un jour viendra de toute façon ku fi mën a nekk peut-être ñu defal ñu plateau am na ci ñoo xamee ni peut-être duñ leen defal plateau parce que fa ñu jaar ak la ñu def yàlla na bu mu ñu dal ci kenn ci ñun. waaye moom li tax ñu koy defal plateau te plateau bi yemul fii. Sen TV laa nekk Zik FM. Ce matin la ñu commencé plateau. On a pris des gens en direct, on a coupé tous nos programmes. Effectivement. Parce que Sidy Lamine jaral nañu ko. wax nañ ko sànq fii télé wala rajo bu fi bàkku ne ni def naa wala am naa jaar nga fii. ku fi mën lenn ci métier bi di journalisme ci ñun ñi ak ñu mag. jaar nga fii avant fii dafa nekkoon Sacré-Cœur la nekkoon. ñun bi ñu ñëw Sacré-Cœur lañ nekkoon. je me souviens ma sama romb ci studio ma toog jël place su technicien di téye sama journal en même temps jël place su technicien mu romb ma xaar ba ma pare mu rombaat ma ñëw ne ma li ngay def c'est bien parce que fu ñu jëm yéenay gérer seen bopp seen technique. parce qu'il était visionnaire booba temps xalaatoo ko def ci benn rajo ci kër ci Sénégal donc c'est quelqu'un koo xamee ni on ne peut que garder d'excellents souvenirs. gis nga bi may jóge ci kër gi c'est une anecdote quand je démissionnais dama xaar ba mu dem Màkka ma bind sama lettre de démission déposé ko